ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal waaye tamit di leen dalalaat ak jàmm waaye naan tiis ak naqar bu wàcce ci milieu audiovisuel bi waaye ci Sénégal Ndiaye yëpp ndax ki nga xam ne di Abdoulaye Ndiaye ñu gën ko xam ci Ndiaye comédien wala Ndiaye Kouthia doon humoriste bu mag bu ñëpp ràññee ci dëkk bi waaye tamit di ki nga xam ne koo xam ne ku oyof lool la ci seede yi ñu gis ak li nga xam ne bégal na ko askan wi yëpp moo wàcc liggéey démb ci talaata gi waaye tamit ñu war ko jébbal boromam tey ci àllarba ji nii ci Yoff fii ci Yoff village voilà. Ndiaye seede bu ñu def ci moom rek seede dëgg la te vraiment Futurs Médias perte na mais Sénégal yëpp perte na. bu bëgg a ñëwaat tuuti ci seen relation ak moom ci liggéey waaw bi mu tëddee man Ndiaye bi ñu tëddee ci feebar du ma ko mën bëgg a gis parce que moom laay wax ni Ndiaye boo ko xoolee day jooy ma jooy mu dem parce que boobu xam na ni li ko dal metti na pour ñu faj ko vraiment yaakaar bi xaw na tas tuuti donc vraiment mais jullit la woon ak dignité mais saa yu ñu gisee du ñu wax par message la ñuy wax vraiment mu nekkoon lu metti daal pour ñun ñëpp ñu koy dund mais yàlla def li gën yàlla moom lu mu dogal rek moom moo gën. xanaa du sant suñu borom ndax suñu borom bu bëggee ñëpp ñàkk di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee di rafetaw seen taxawaay toute la presse di rafetlu taxawaayu sunu nawle artistes yi xanaa rek ni ma koy waxee sànq bi may interviewé war na noo am xel mu dal ndax bu nu laajee ki nga xam ni moo fi jógee tey lan la doon liggéey ñu ne bëggal doomu aadama yi sunu xel dafay dal ndax yàlla lu mu bind doomu aadama la ci gën a fonk kon bu nu amee koo xam ni bëggal doomu aadama yi moo doon liggéeyam dañuy rafet njort ci moom ñoo ngi koy jaale waa Sénégal le monde entier ndax Ndiaye ñëpp a ko bëggoon mu doon ku yaru ku teey ku am personnalité maanaam set am diine man loolu lu ma leer la am talent lool macha allah Père Boukhar dafa am lu mu wax ci seen site yi mu neex ma lool ni fa mu doon liggéeyee dañ ko taxaw muy doon loo xam ni lu nuy jooy la ci ñu bëri seen i dem rawatina ñun artistes yi donc bu fekkee dafa am fu mu doon yëngu mu tëdd ñooñu jàppale ko à 100% c'est à saluer maa ngi koy jaale le président du groupe Futurs Médias Youssou Ndour di ko jaare Birane di ko jaare Bouba di ko jaare Ndiaga seen taxawaay rafet na mais di jaale aussi nga xam ni ñooy def comédie ku mel ni Père Boukhar taxaw na ci taxaw boo xam ni sama xol dafa tooy mënuma woon tëddaale lii te du ma ñëw di gërëm aussi waa Yoff parce que nii ñu taxawee Ndiaye man fii li may dëkk Dakar di fi yaroo mësuma gis lii mësuma xam ne fii nii la mel ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ñëpp seen lépp la ñu bàyyi kilifa yëpp jóg ñëw gunge ko denc ba rafet bi waa Yoff yàlla na leen yàlla fay ci barke Baye Laay mi nga xam ne moo tëdd fii walaay ko. tey Ndiaye génn àdduna ngeen denc ko ba pare lan nga yëg bi nga duggee ci biir. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabil alamin julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nit bu juddoo dañoo war a sant nit bu dëddoo àdduna dañoo war a sant et tey nag sant gi day wute ndax la Ndiaye su ñun la bokk suñu mbokk la suñu mbokk direct la parce que artiste comédien la kon suñu borom dogalee teg ko natt muy feebar dañu koy nangu parce que feebar jaam la ñun ay jaam lañu kon bu ko feebar duggee ba suñu borom jël ko moom ko yóbbu ko dañuy sant et di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah. yéen relation ngeen am. waaw comme ni nga gis nii rek ñun ñëpp benn lañu comédiens yi ñu baax ñi ay xarit lañu comédiens yi ñu baax ñi nga xam dañoo bëgg lu baax xam fi ñu jëm ay xarit lañu ñi fi gis ñëpp ñun benn lañu chaque weer da am fu ñuy daje di waxtaan di kaf di ree te Ndiaye ci ñooñu la bokkoon kon manqué nañu tey mais sant yàlla bu baax a baax a baax. mu tëddee feebar est-ce que jot ngeen wax. non gis ko sax problème la nag franchement pour dire la vérité mais lu jiitu avant feebar di ko gën a sonal daan nañu wax daan nañu gisee mais bi ko fay bi tëralee non amuñu woon accès ci moom parce que boobu sonnoon na boobu sonnoon na opéré nañu ko affaire yi metti na frère am daal la ñuy mën a jokkal téléphone te bu ñu ñëwee soxnaam la ñuy fekk mu toog soxnaam lañ ëpp lu ñu doon waxtaanal voilà loolu nag ak cantal et puis di remercier soxnaam bu baax a baax di ko massawu di ko jaale di jaale aussi frère am
bi mu nekkaloon ci hôpital bi. waaw di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un c'est-à-dire métti na trop waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko di wax aussi tamit adduna bi ne fii lay mujj yi am ci adduna bi ci yu bon ak yu baax yëpp fii rek la ñuy mujj fi mu nekk nii jébbal nañ ko boroomam ñu ngi nii di ñibbi bàyyi ko ak boroomam kon ku yebu rek nga dese ak sa boroom ku yebu rek nga dese ak sa boroom boo nekkee ndaw wala nga nekk leneen lépp looy def nga jiital ci sa boroom boo demee ci sa boroom yàlla mën la defal yërmande moom nag liñ ko seedeel lu baax la seedeel ñëpp seedeel nañ ko ni nitu jàmm la woon nit ko la koo xamante ni kii li mu doon def mi ngi ko doon def mais doon na ko doon def ak sellal ñëpp wax nañu ne da ko doon yàllaal donc kon yàlla na ko yàlla teeru ak yërmande vraiment ñu ngi koy masawu di leen ko jaale surtout di ko jaal monde artistique bi tamit macha allah ñu doon yëngu ci culture yëpp ñu ngi leen koy jaale. waaw ñu ngi delloo siyaar bu wér. tiis ak naqar wàcc tey ca milieu audiovisuel bi maanaam ci art bi. nooy dundee loolu. waaw d'abord ñu ngi nuyu ñëpp di leen masaw di leen jaale ki nga xam ne moo fi jóge muy Ndiaye donc di ko jaale famem ak soxnaam di ko jaale képp koo xam ne rek yàlla dogal na sa diggante ak moom Moussa Rattax ñu ngi la koy jaale di ñaan yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe ki génn àdduna nag dafa nekk kenn koo xam ne lu baax rek la fi bàyyi. waaw sama diggante ak moom yàlla sunu borom am na lu mu ci dogaloon ñu seq liggéey yu bari te loolu àdduna ñëpp gis nañ ko donc bon mu nekk nag nouvelle bu metti waaye li ñuy wax rek yàlla moom bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk ñi ngi ñaan yàlla fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu nekkoon. Njaay ku baax la gor la xam nga nit ku am diine la nit ku nite la donc boo ko gisee li ngay njëkk a gis ci moom mooy mbégte ndax dina la kafal dina la fool xam nga dina fexe ba nga reetaan kon kooku nitu jàmm la bégal boobu mu doon bégal doomu aadama yi yàlla na ko yàlla bégal fee mu jëm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy jaale ñëpp jërë ngeen jëf. Que c'est une grosse perte pour toute la communauté artistique et pas seulement la famille GFMiel. Personnellement, nous n'avions pas de relation directe, mais comme on dit, aujourd'hui la famille GFM est tellement large que quand il y a des circonstances pareilles, nous ne devons que venir témoigner notre affection et notre solidarité. C'est un moment très douloureux. En revanche, ce que je peux dire sur Abdoulaye, c'est qu'il avait une palette assez large. On avait du mal à vraiment le classer. Il était un humoriste assez inclassable. Ce qui prouve son talent. C'était quelqu'un vraiment de très très talentueux et aujourd'hui c'est toute la communauté artistique qui perd un grand talent dans son domaine. Comme je l'ai dit en français, je pense que ce qui caractérise aujourd'hui Abdoulaye Ndiaye, c'est qu'il était un comédien vraiment inclassable. On avait du mal, bon, tu vois, xamuñu woon exactement ban domaine nga mën a classé Ndiaye tellement il était talentueux. C'est une grosse perte pour toute la communauté artistique, perte bu mag la pour notre famille GFMienne parce que c'est un des nôtres aujourd'hui qui nous quitte et on a cette solidarité am nañu solidarité bu nga xamante ni tey jii moo waral ñun ñëpp je pense que li ko dalee direction bi ba ci suuf ñëpp ñëw nañ taxawu ko gunge ko jusqu'à sa dernière demeure et vraiment muy loo xamante ni du ñu def lu dul ñaanal ko yàlla branché àjjana ci bàmmeelam comme on dit en de pareilles circonstances vraiment ñàkk nañ ku am solo koo xamante ni vraiment mënoo woon xam ndax parce qu'il avait beaucoup de talent. Je l'ai dit tout à l'heure, il avait vraiment une palette assez large, il avait plusieurs cordes à son arc. Il était quelqu'un qui pouvait très bien s'exercer dans l'imitation parce que c'était un très grand imitateur. C'était aussi un chanteur par moment. Vraiment, aujourd'hui, j'en parle encore avec le sourire parce qu'il nous a vraiment marqué. C'est quelqu'un qui va rester dans les mémoires, je pense, et pour très longtemps. Donc ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko bu baax a baax. mu mel ni yàgg père jege woon nga ko trop ci li ngeen dund lan moo la ci gën a marqué yan moment. waaw Ndiaye dañoo dund ay moments yu bëree bëri yu fort ci suñuy famille sama këram ay déplacements yu mu doon def donc dañoo dund loo xam ne lépp loo ci tudd rek bon day doon bonheur lépp loo ci tudd rek bonheur la parce que lu ne dund nañ ko ci lu baax donc moo tax daal xam naa ni dama koy tënk noonu rek waaye daal nit ku baax la woon nit ku jullite. nit koo xam ni foo ko fekk lu baax rek lay wax foo ko fekk mi ngi ci xasida yi Sëñ Tuubaa yi foo ko fekk alxuraan lay wax mbiri nodd ci
ci yooyu rek lañ doon wax man ak moom donc kon ñu ngi dellu di am yaakaar bu baax a baax ci moom yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko waaw jërëjëf merci beaucoup. bu fekkee suñu borom dogal na ab dogalam lenn rek nga mën a def lu nangu dogal bi te nangu na dogal bi di ñaan yàlla xaare ko àjjana. dese bi bu nga ko yégee lan la def ci yow. waaw li muy def ci man mooy am naa ci loo xamante ne wax dëgg yàlla su ma sañoon mu toog xajaat na fi waaye nag yàlla moom bu soxlaa jàmm ñàkk donc ni muy def ñëpp rek noonu la may def franchement wax dëgg yàlla parce que ñun ay xol lañ yor dañuy yëg am na ay sentiment nit la koo xamee nit ku baax la woon kon soxla woon nan ko mais nag yàlla moom moo doon buur boo xamee bu soxlaa rek jàmm ñàkk. waaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu fi indi d'abord tànki jullit la d'abord balaa dara di xew waaye li ci des tamit mooy tànki xarit bu war a gunge xaritam parce que Ndiaye suñu xarit la woon bi ma koy mujjee gis dama ko gis xool ko xàmmeewu ma ndax dafa changé woon ma ne non kii du Ndiaye mais moom mu xàmmee ma ñëw ci man ne ma Zeka xàmmee woo ma de ma ne ko déedéet rek mu jooy man tamit ma jooy ma ne ko dugal ci oto bi fekk maa ngi gaare woon ma ne ko dugal ci oto mu dugg ci oto ma ne ko lan la fekk gëjoon nañu gisee mais loolu moo lay wane nit ku digne la woon parce que feebaram publicité ko même ñun ay xaritam sax yëguñu ko woon en fait donc loolu mooy dignité humaine donc mu santee ko yàlla di si battre mais en plus di continuer di liggéey Ndiaye dernièrement ba démb sama soxna bi ma ne ko Ndiaye gaañu na dana ma tey déglu naa ko allo présidence donc ñu feebar di liggéey garder dignité am muy nit ku baax nit koo xamante ne nit ko woyof on a partagé beaucoup de choses te li ñu gën a partagé nag mooy liggéey ma ak moom te nit li ñu ko mën a seedeel mooy liggéey la te jaamu yàlla rek lañ ko xamee te it mu nekkoon ku bëggoon Serigne Touba loolu tamit ñu mënoon ko seedeel waaye mu nekkoon nit ku ubbeeku man suñu gisee woon dafa ma daan bëggal ci Alaaji Malick parce que xam na ni ma mel ci Seydi Hadj Malick donc loolu yëpp sant yàlla léegi li des rek mooy ñu ñaanal amin yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana yàlla na ko bàyyi laay teeru jox ko Serigne Touba jox ko Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla jéggal jërë ngeen jëf